di bokk si loo xam ne jaadu c'est illégal. Je m'engage à n'exercer qu'un mandat de 5 ans. De Senghor à Abdou Diouf, Abdoulaye Wade en passant à Macky Sall, tous les leaders ont fait du wax. mbokk yi safoo Leral TV Leral.net jërë ngeen jëf ñu ngi amati mbégte bu baax di leen dalal seen émission bii di jokkoo comme ni ngeen ko xamee saa su ne rek ñuy dalal boroomi xam-xam ñuy waxtaan lépp lu jëm si actualité nationale tey ñuy dalal koo xam ne nii xam ngeen ko bu baax muy El Malick Ndiaye nekk secrétaire national communication bu parti bii di PASTEF monsieur El Malick Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu sëñ Fallou di nuyu waa Leral yëpp di rafetlu invitation bi. jërëjëf El Malick alors suñu émission comme ni ñu ko defee que suñuy invité yëpp par rapport ak situation Sénégal bi fu mu toll alors est-ce que mën nañu xam tey El Malick bañ jàngal la def situation bi Covid 19 bi toll au niveau Sénégal laata ñuy dugg suñu biir émission. waaw jërëjëf sëñ Fallou comme ni ko ñëpp gisee jàngoro ji mu ngi wéy di law ci Sénégal yaakaar naa weesu nañ 2500 cas yi ak 27 décès. ñuy jaale mboolem ñi nga xamante ne ni seen ñàkk nañ seen bakkan ñi ngi jaale seen njaboot di ko jaale sénégalais yëpp waaye tamit di massawu sénégalais yëpp ci coono bi nga xam ne ak fitna ak maanaam njàqare ak lépp loo xam ne rek tey Covid 19 bi indi na ko ci dundinu askan wi soppi nekkin yi donc lu metti la ñu ci massawu askanu Sénégal yëpp yi nekk fii nag ak ci diaspora bi. di wax ne rek di ñaan yàlla mu jëlee ñu fi mbas mi ci nu mu gën a gaawee. alors El Malick gis nañ fan yi seen leader di Ousmane Sonko def na benn sortie gannaaw bu président de la République defee benn sortie alors ñu bëri na gis ne gannaaw moom dafa demoon président recevoir ko ñu waxtaan peut-être wàllu Covid 19 bi ay mesures yu bëri président jël na ko fi boobu léegi peut-être dégguñ la ñu wax mais à notre grande surprise président jël ay mesures d'allègement moom mu génn mel ne loolu lépp daf ko balayé de côté est-ce que loolu tey jii jàpp nga ne réew mi soxla na loolu ak situation bi ñu nekkoon cohésion sociale bi ñu doon doxee ci réew mi. waaw xam nga lu jiitu loolu sax amoon na tekkaaral bu amoon avant ndax su ngeen xoolee jàngoro ji mi ngi fi dugg mën naa ne 2 mars lu jiitu loolu bi mu wéy di law ci yeneen réew gisoon ngeen ne ay étudiants yu nekkoon Chine doon demandé ñu rapatrier leen étudiants yi nekkoon Chine bi ñu demandé ñu rapatrier leen gis ngeen réaction bi état amoon mooy mënuñ leen rapatrier wax ay question de santé wax question finance ainsi de suite. ñun ànd nañ ci mesure boobu mais li ci xawoon a jaaxle mooy bi ñuy wax au même moment ñuy wax ne du ñu rapatrier ñooñu ñi ngi bàyyi frontières yi ubbeeku ñeneen di jógee ci réew yoo xam ne mbas bi mu ngi fay def musiba di dugg si donc foofu la président Ousmane Sonko njëkk a génnee le 14 mars alerté parce que toog nañ xaar. xool ndax gouvernement bi lu ñuy def parce que lépp lu ñu ci defoon rek ñu ne waaw ñoom day mbas mi sax ñu ngi ci politique nangam sangam mu toog xaar ba le 14 ñu xam ne lii dafa nar a doy waar président Ousmane Sonko génn diggal ay solution yoo xam ne président Macky Sall war na ko def ca la ko doon waxee ne yu mel nii bu amee li war a njëkk a am mooy consultation générale dem waxtaan ak kilifa diine yi. waxtaan ak maanaam ñi nekk ci syndicat yi pàcc yépp ci ñi nga xam ne ñoo tënk réew mi mu waxtaan ak ñoom diisoog ñoom su ko defee mën a liggéey ci benn plan boo xam ne nii moom la ñu woowee plan de riposte loolu amul woon waaye tamit mu ni ko lu mu gën gaa néew war na mën a tëj frontières yi ak ñetti réew yi nga xamante ne nii jàpp na ne mbas ma nekk na fa épidémie ba pandémie mu nekkoon Italie France Espagne. yàlla def bi mu ko waxee ñaari fan lañ ci teg ñu tëj frontières yi waaye ba ñu koy tëj fekk na béy wéy na mbuus ndax boobu fekk na ñu ngi ci 36 cas donc encore une fois dafay wone rek li nga xamante ne ni moom moo tax ñun naka la ñu accompagner depuis bi Covid bi génnee par rapport ak sortie yi ñu doon def day nekk loo xam ne lu mënul ñàkk la mais su dul woon ak loolu xëy na dinañ leen bàyyi ñoom ñu gérer ba mbas mi jeex te duñ ñu ci dégg. lu dul buñ ci génnee lu dul digal askan wi ñu topp mesures yi lu dul ay ñaan waaye nag suñu gisee loo xamante ne ni jàpp na ne lii kat dafa xaw a doy waar faw ñu alerter moo tax nag bi président Macky Sall wootee palais ñu jàpp ne lii c'est une cause nationale amul ay parparloo politique opposant la duma dem et cetera mais wóor na leen ne su dul woon ak lii xëy na président Ousmane Sonko du ma sa teg tànkam palais tànkam Macky Sall muy fa ba mu demee palais
demul ak loxoy neen génnul ak loxoy neen dafa dem jàkkaarloog président Macky Sall posé ko ay question ci ni mu fas yéene gérer yëf yi mu ne ko yii dal na xel yii dalul xel jox ko ay tettal ay solution ba pare génn taxaw ci buntu palais bi wax sénégalais yi maanaam li ko tax a ñëw ak li mu laaj Macky Sall ak li ko Macky Sall dig ne dina ko def ci dige yooyu bokkoon na ci benn plan détaillé de riposte boo xamante ne nii moom mooy mën naa ne mooy doon feuille jàmmarloog jàngoro ju bon ji mu ne ko feeki waxtu samay ministre dinañ ko génne ba fii may waxee yow gisaguñ plan de riposte. d'accord mais foofu li ma la bëggoon ma dagg la foofu tuuti rek mooy dafa mel ne aussi le président Ousmane Sonko dafa bëgg moom li mu proposé woon président yëpp aussi mu def ko mais itam xam nañ ne feebar bi dafay évoluer est-ce que état tam warul di sukkandiku suñu feebar bi di évoluer pour aussi di doxal. non pas forcément que li ñu ko proposé rek da koy def mais suñu gisee naka sudul noonu day yoon ñi taxaw wax ko xam nga lu tax ba muy wax plan détaillé boobu. li mu ci jublu woon mooy consultation bi yéex na ko def consultation bi mi ngi ko def vers le 24 mars su ma jumul 24 26 mars yéex na ko def ba mu koy def fekk na kaa yi di wulee ñaay ci dëkk bi waaye lañ ci jublu woon mooy su fekkoonte ne njëkkee woon na déjà consultation bi doon na jël en compte préoccupation parce que du politiciens yi kese gisuñu fa kilifa diine yi ci consultation bi te dañ ci am wàll parce que gis ngeen fan lañ mujjee. donc bu boole woon loolu yëpp ñu tënk liggéey un plan de riposte su boobaa dinañ mën a xam ne lii kat jël na en compte les préoccupations sociales sanitaires économiques maanaam ci fànn yëpp ndax waaye nag dafa nekk koo xam ne moom diisoo du yëfam day jël day décider imposer léegi nag dafay yoon ñi gis ne li mu jël nii jëmul kër am na ay incohérences président Ousmane Sonko taxaw wax artu ndax fàttaliku leen bi mu wax ne bëgguñu 1000 milliards yi parce que li garaaw mooy dafa xëy décréter 1000 milliards ba pare dooraa wax ni naka la ñuy ay ministre am dinañ xool naka la ñuy toppatooyee 1000 milliards yooyu. mais est-ce que loolu c'est un problème. est-ce que nekkul lu urgent tamit. non c'est un problème il faut travailler sur un plan technique bien détaillé ñu ne la plan bi lii la laaj ci financement nga dooraa mën a wax. loolu benn la mais président Ousmane Sonko ne leen bu ngeen koy fexe leen ba na lépp leer ba bu leen jël askan wi mi mujjee ci ay poche ak yooyu ay quelques jours lañ ci teg avant plan bi di génn avant dara di xew avant ñuy monter comité kii bi force Covid 19 bi moom jël na ay milliards jox gorom muy wër. mi commencé jënd ay ceeb ak yooyu ne day séddale. gis ngeen scandale yi ci am. ministre am mooy bu leen wax gorom ministre noo ko tuddee baax na ñoom ñoo doon lan lañ doon wax ci Karim Wade donc mu ngi noonu looloo dikkaat rek tey moom famille bi belle famille bi village bi ñëpp a nekk ci biir dafa weesu sax doom ji donc loolu nag li tax foofu mu am solo mooy yëf yi ñaara leen ci ñoroon benn mooy campagne politique. ñaareel ba mooy mu am état d'urgence am maanaam loi d'habilitation consultation bi mu def palais loolu kese ko taxoon a jóg. loi d'habilitation ak état d'urgence. si ndax tey affaire yi loolu la wone la preuve naka nga mën a comprendre ñoom ñu commencé ne dañuy xeex mbas mi dañuy jox ay vivres de soudure aux Sénégalais ça fait 2 mois Sénégalais yëpp jotaguñ seen vivre de soudure maanaam fekk na mbas mi moom mi ngi ramassé bañ naan sax xëy na léegi mu dem. nit ki di wër di séddale di campagnaale ba naan fii ma jaar ñëw tey sax amul woon tali te dinañ fi def yeneen tali séddaleem ceeb lu ci loolu wuti c'est pour dire que moom mi ngi doon placer son dauphin jël un fonds jox ko waaye yëf yi këpp seen kaw ndax gis ngeen scandale yi fi mu mujjee ak coowal ceeb léegi nag pour wane ne pilotage à vue le président Macky Sall di def. pour wane ne pilotage à vue dëggantaan lay def mooy incohérence yi nga xam ne da koy jël yow mënoo jour bi nga xamante ne nii Sénégal atteindre na pic bu mu atteindreul ci nombre de cas nombre de décès et tout même jour nga jël décision assouplir les mesures sans consulter ñi nga xamante ne nii ñoom dañ leen a jël au dépourvu maanaam les personnels de santé bi doon liggéey ci yëf yi ndax jour boobu ku déglu Marie Khemesse Ngom Ndiaye ni mu waxee
ak li mu moom ak ni mu artoo ak jour boobu déclaration bi ni mu guddee ci guddi gi Macky Sall moom mi ngi naan toog leen seen kër gën leen a farlu yëf yaa ngi gën a accéléré ñu ngi jëm ci pic bi ci guddi gi Macky Sall ne non mën ngeen génn mën ngeen def nangam mën ngeen julli ji mën ngeen def lii ñu xam ne lii décision politique pour sauver fauteuilam la ndax boobu fekk na yëf yi di commencé yëngu marchand ambulant yi ak tailleur yi di commencé di kaas mosquée yi ñi di commencé di kaas coow li bëri mu daal di démissionné noonu lañ ko mën a tuddee. léegi d'accord léegi mais yéen puisque ci politique da ngeen di wax ne le pouvoir appartient au peuple maanaam doole ji askan wi moo ko yor léegi bu fekkee askan wi dañu laaj ne président jëloon nga ay mesures pour xeex yëf yi te yëf yi ma ngi avancé te ñun nii mënuñu see continuer est-ce que président am du responsabilité moom quand même mu wàññi yëf yi mais teewul aussi daf ko encadrer. non gis nga état bu sérieux doo xaar ba pression jóg ngay xool noo sauver sa bopp état bu sérieux ca njëlbéen ga ngay consulter jël en compte toutes ces mesures là mais mënoo di taaba di taf yëngal ba yëf yi fekk si la seere xoj la nga ne man sax léegi nag moom góorgóorlu leen ngeen jéem a xool nu ngeen dund ak virus bi dinañ sax jéem a dund ak virus bi ndax jàpp naa ne dund ak virus bi moo gën a yomb dund ak Macky Sall fi ñu toll nii donc mais li ci gën a yéeme mooy tey statistiques yi dañu wane que ni ci pic lañ jëm nga ne da ngay assouplir nga ne da ngay ubbi jàkka yi waaye njàng mi nga ne xale yi dañuy dellu ci école bi ak yan mesure déglul de nga ne xale yi dañuy dellu ci école bi le 2 juin ak yan mesure xale yay dem ci école bi ci kër yi la ñuy ñibbisiwaat dëgg la te xale yi bu ñu ñibbisee soo xoolee seeni wayjur ak seeni maam la ñuy gën a la ñuy gën a saafonteeg la ñuy gën a jege et cetera nga ne da nga leen di yóbbu ci école yi te amuloo mesure yoo xamante ne ni tey teg na ko ci taabal yi ne mesure yii la ñuy jël lu dul ne ñiy def examen ñooy njëkk a dem ñeneen ñi dañuy jàng ci rajo yeeg télé yi ban rajo ak télé la ñuy jàngee. d'accord mais El Malick est-ce que itam jàng bi bu ko tijjiwul ñu jëm ci année blanche mais yéenay taxawaat bu boobaa ne ko yow yaa tax année bi blanche te itam moom responsabilité am pour gone yi jàng. responsabilité am ba mu engagé wu moo yàgg ndax xam nga lu tax dans les autres pays sérieux amuñ ci problème seeni doom jàngi parce que ñoom développé nañ seen école développé seen santé développé jox élèves yi les moyens nécessaires pour ñuy mën a jàng même à distance ndax tey am na école privée yu bëri yoo xamante ne nii ñu ngi koy def ñi jënd yor ay tablettes seeni doom di jàng ci kër yi ñu leen di jox cours yi mais état wu Sénégal njàng mi ak paj mi faalewu ko lijjantiwu ko ay tali la taloon ak i pont yëf yi ne këtt ne jon ñu gis ne ñun kat suñu hôpital fi mu ne nii wane na plafond ne ay nasaxaayu hôpital bi ak nërmeelu suñu l'hôpital fii ci Sénégal dafa feeñ ci mbas mi école bi gën koo wone léegi nag yow nga ne da nga leen di yóbbu ñu jàngi da nga leen di tayle da nga leen di sare enseignants yi naka la ñuy demee parce que nee nga yow tëj nga dëkk ak dëkk voyage dëkk yu bëri nawet bi day commencé école yi ban école la ñuy dem jàngi ndax école yi bay taal. non xëy na état dina jël ay mesures yu accompagner loolu peut-être. dina jël ay mesures mooy problème bi bala nga naan naam ne fa boobu ba léegi ñu ngi naan di nga jël ay mesures ñoom il joue avec le temps ndax 2 mars ba léegi mënoo anticiper ci loolu lu dul lu sa mën naa ne lu sa mentor wax rek lu Macron wax rek nga xëy wax ko ndax suivre leen bu baax a baax tëjum frontière yi c'était suite à une déclaration de Macron couvre-feu c'était suite à une déclaration de Macron assouplissement ubbi école yi c'est suite à une déclaration de Macron. mais la moo tax mënu leen a jàpp ne France ak Sénégal dañoo bokk lu ñuy xeex rek mais du Macron aussi mooy dicté Macky Sall. dañoo bokk lu ñuy xeex. dañoo bokk lu ñuy xeex muy virus boo xam ne ñëpp bokk lu ñu koy xeex. dañoo bokk lu ñuy xeex donc réalité ba am France léegi France ñoom seen ay école ñi ngi jox élèves yi les conditions nécessaires pour ñu jàng ñun est-ce que mën nañ ko seen ay hôpitaux lañ fa am ñoom ak prise en charge bi ñun est-ce que mën nañ ko côté économie la ñu am ñoom est-ce que ñun mën nañ ko nit ku ci nekk
li nga am ngay duggee mars maanaam moom ba mu jaaxlee ba tëj xam na ne fii économie nationale bi moo fi nekk xam na ne fii secteur formel bi moo fi nekk ci ñooñu nga war a compter xam na ne waroon na tabax école bu baax tabaxu ko xam na ne waroon na tabax santé hôpitaux yu baax tabaxu ko loolu yëpp feeñ mais même bu fekkoonte ne sax dañu war a niroog France waaw xanaa nga war a mën a wone ne yow état indépendant nga xanaa nga war a mën di jël sa ay décisions de manière indépendante mais munoo topp ci benn mimétisme bu kenn xamul luñ la digal comme si dañoo toog fële ñun ñu nekk benn genre bokk ci France d'outre-mer ñi ñuy jox suñu gouverneur di exécuter parce que yëf yi loolu la gën a niroon booba ba léegi sorties yeeg yëpp c'est en fonction c'est calqué ci ay sorties ak ay décisions Emmanuel Macron te loolu nag c'est dommage c'est triste. alors seen keroog Ousmane Sonko bi mu génnee aussi di wax gis nañ ko tudd na yeneen yu mu jàpp ne sax ay scandale alors moom aussi on a l'impression keroog bu muy génn c'était purement benn déclaration politique benn déclaration yoo xam ne dafay génn proposer ay solutions aussi les Sénégalais en tant que aussi un opposant xam nga li may njëkk a def mooy ñu sant yàlla ba léegi Sénégal bu politicien waxee ñi ne ko ana proposition ndax loolu kat ay 5 ans ci ginnaaw amul woon de bu ñu waxantee dëgg opposition saaga pouvoir fayu moo amoon de mais léegi ku wax ñi ne proposition dañuy yaakaar man dama toog ba mu yàgg ma ne dafa mel ni ñun sax ñooy jiite réew mi fi mu ne nii parce que ñun la ñuy laaj proposition yi nga xam ne moom la ñu war a saafara jàngoro ji te pourtant am na ñoo xam ne jox nañ leen ay milliards jox leen tous les moyens nécessaires ne leen defar leen pàcc mu baax defar leen njàng mu baax defar leen koom-koom bu baax defar leen tali yu baax defar leen ñooñu kay ñoo yeyoo indi solution waaye terewul comme ñun dañoo indi xeetu politique bu bees c'est normal ñu ñuy laaj plus que chaque fois li ñuy joxe et loolu day wone rek tey Pastef li mu indi ci langue politique yi lu kenn mënatul natable askan wi yeewoo bu baax a baax kenn mënatu leen nax ci ay waxu kese boo waxee solution ki nga xam ne da nga génn. proposition la proposition ak solution benn laa ko jàppee quoi solution xam nga dañu tàmm wax ay solution ci ak moo tax mais proposition yi 14 mars bi président Ousmane Sonko génnee def déclaration lan la wax première solution nee na lu mel ni su amee la première chose bi nga xam ne état war na ko def mooy waxtaan ak kilifay réew mi moo xam kilifa aada kilifa diine moo xam politique moo xam syndicaliste ainsi de suite waxtaan concertation. pourtant loolu njiitu réew mi def na ko bu ñu xoolee. kañ la ko def déglu rek loolu li ma lay wax nii 14 mars la njiitu réew mi ngi woote 24 mars c'est différent te ba muy woote loolu dinaa ci ñëw après concertation taxu ko woon woote ndax bi président Ousmane Sonko waxee loolu yamu ci waaye def ne tamit. lu mel nii bu amee yow nga xam ne sa hôpital dëgërul sa koom-koom dëgërul war nga lu mu bon tëj say frontières ak réew yi nga xamante ne nii épidémie am na fa mu citeel ko France Italie Espagne mais loolu solution la. boobu mesure bi daf ko bett aussi d'accord nañ ne coronavirus bi muy ñëw dafa bett Sénégal. bettu la Mauritanie gu jege gii laay jël bi cooli ne këtt ne jonn benn cas lañu am tëj frontière yëpp yàgg na. loolu tax dépassé wuñ nombre de cas bi ñu am jusqu'à présent Mauritanie mënul sax atteindre 100 cas parce que nit état da ngay am fulla mais moom ñemewul tëj fekk Macron wax ko tëjal loolu mooy wax ji il a fallu que ñu génn def pression ba sénégalais ci boppam sax commencé wax nañ tëj frontière yi Macky def la preuve cas yi ñu fi am yëpp ay cas importé moo ko indi cas importé yooyu moom moo jur cas contact ba jur cas communautaire ba ñu yegg tey ci ay 2500 et quelque bu fekkoonte ne teel na tëj kon xëy na du ñu yegg fii ak économie bi ñu dund nii. yéen a ngi wax tëj mi est-ce que yéen a ngi doon sóoraal aussi koom-koom bi Sénégal waroon a mën a. la preuve ñàkk si est-ce que tëj du mujjee nañoo tëj. waaw mais boobu. xam nga lan ngay analyser su fekkoonte ne dañ ne bërët mu tëj 5 mars waroon na fekk mu tëj affaire yi bi ñu waxee ne premier cas dugg na 2 mars su tëjoon ñu xoj feebar bi ci cas yooyu am fi ndax matul woon 10 cas su tëjoon. économie bi di tourner nit ñi di liggéey guddeeg bëccëg économie bi di tourner entre nous mais defu ko bàyyi ba yëf yi dugg ba
am ay plus de 36 cas jëm kaw ngay dooraa tëj li nga xam ne ni da nga koy mujjee kay njëkke ko moo gën mu dooraa tëj te ba mu tëjeeg léegi jël ay mesures yoo xamante ne nii su doon teel na tëj du ko jël parce que su boobaa du soxla couvre-feu du soxla yenn coono yi du soxla yenn dépenses parce que nit ñi dinañ continuer def seen ay activités kon 1000 milliards yi sax duñ ko soxla foofu ngay defee comparaison bi foofu ngay defee analyse bi yéex a tëj bi moo indi demande xaalis bu bëri bi waaye moo indi coono bi ñu dund tey ndax moo tax nit ñi seen liggéey metti société yi am na ci ay pan yu bëri société yu bëri yoo xam ne dañuy nërmeelu bu ñu jógee ci lii parce que mënatuñ liggéey couvre-feu bi ñëw dooleeku ci ainsi de suite loolu nag il faut nga am courage politique am clairvoyance am vision bu dara amee nga jël les mesures adéquates am courage ak fulla bu toll ni wax ñeneen ñépp que ni sama bopp ma la gënal du bañ naa la foofu lañ doon xaar président Macky Sall ak nguuram waaye defu ko léegi nag yaa ngi dégg bu yàggul ñu ne dafa mer parce que Air France dafa déclaré ne nga yaakaar ne Air France bi commencé waat ay volam dina tàggu Macky Sall parce que jàpp na ne ñoom moom Sénégal. mais pourtant dafa dóor ci taabal ji. ban dóor ci taabal ne loolu mënul am. bu ñu ko respecté woon dëgg directeur Air France ne bu amoon c'est-à-dire que bu amoon mat dëgg Air France du xëy di déclaré ne day jëlaat ay volam sans pour autant waxtaan ak nguuru Sénégal loolu dara gënu ko doy waar. alors leneen tam sénégalais yi ñu bëri seetlu ko lan moo tax président Ousmane Sonko dañu seetlu bala muy def déclaration rek il faut que mu xaar le président def déclaration te moom wax dëgg yàlla Idrissa Seck moo ko jiitu woon élection 3e la jëloon mais on a l'impression que moom il se considère comme un président de la République à chaque fois bu président defee déclaration mu génn def déclaration est-ce que mënul xam ne nag Sénégal le président Macky Sall aussi lañ fal. léegi da nga bëgg ñuy xaar ba Idrissa Seck def déclaration ñu def déclaration. non mais moom tout le temps il faut que le président def muy doo ko def. déedéet gis nga fi mu ne nii. opposition bi day nee nañ mot miig ba ñu demee Palais léegi kenn gisatu leen te saa yu ñu koy wane photo Ousmane Sonko la ñuy wane ca kaw à la une ne dafa noppi te fi mu ne période boobu su génnoon wax ñu ne waaw ñi ngi xool ni ñu faagaagalee jàngoro yi moom mu génn di wax di sonal Macky Sall léegi nag li ëpp solo mooy bu wax jotee nga wax mooy lan. mooy président Macky Sall Ousmane Sonko génn na 14 mars artu joxe ay indication yoo xam ne lii la état bi war a def dugaat toog président Macky Sall woolu ko le 24 mu dem génn wax ak sénégalais yi toogaat di seetaan. nee na ba muy dem xaaru fa woon dara doon na dem. non mais xam nga lu tax 8 ans ngi nii ñuy dund la même chose il fallait pas lenn rek lañ doon njort xaw a am njort bu rafet. ne xanaa ñii lu ñu doy waar lu ñu sañ lu ñu mën a luubal ak seen ay looxoor xanaa bu ñu tollee ci pandémie bu mel nii wax fa dëgg yàlla nag dinañ xalaat tuuti yàlla daan ne nañ yërëm askan wi waaye déedéet ña nga cay profité encore lii président Ousmane Sonko wax keroog ne ñoom mel nañ ci nguur ak alal noo xam ne buñ te doon di sukuraat alalu seen askan wi romb leen ñu daal di jóg ndànk coppati ñëw tëddaat yeggale seen sukuraat donc mënuñoo yërëm askan wi parce que dafa am ñoom maanaam nguuru bi dafa nekk ci seen ADN loolu lañ xam léegi nag encore une fois président Ousmane Sonko c'est normal muy observer parce que su génnoon ñu ne day jéem a fakkatal waaye su observer déglu waa ji wax ay tooxi doona waaw mais dina génn wax xëy na bu waxaatee waa ji corriger comme moom fi mu ne nii copier rek la mën mais contrôle C mën na ko mais contrôle V bi mooy problème. mu gannaaw léegi nee na mu ngi toog di xaar di déglu bon xëy na mën nañ njort ne li ñu mën si waxtu daanaka jeex na Pastef xëy na gannaaw nee na opposition dafa war di bind njort nañ ne peut-être force 1000 milliards yi da ngeen si bind xëy na wax si ay gëstu wax si sénégalais yi li ngeen xam. boo jëlee livre solution bi Ousmane Sonko bind ma nga ca doon wax naka la ñu mën a fexe ba suñu paj. suñum koom-koom ak suñum njàng mën a dëgër te sukkandeeku ko ci ay li ñuy wax ay champions nationaux maanaam gis nga li ñu dund nii yëpp su président Macky Sall jëloon livre solution déroulé ko duñ fa yegg te fa la mujjee ndax tey liir naa Le Soleil ñu ni dañuy jooyantiwaat PSE bi sukkandiku ci les forces internes les forces nationales ñi ngi koy dooraa xam 8 ans après bañ dalee di wax ba léegi 8 ans après ñi dooraa xam ne
yëf yi du international national la du nouvel ordre mondial nouvel ordre national la ñoom ñi ngi koy dooraa xam mais bi ñu koy xam fekk nag li leen dese bëriwul. d'accord xanaa suma dernier laaj mais est-ce que le président Ousmane Sonko aussi ni ñu koy dégg muy wax est-ce que tey bu demoon ba nekk président du am problème avec les organisations internationales les organisations financières parce que ni ñu koy gis muy wax dafa mel ni dafa bëgg a jël li muy financé au niveau ci réew mi yëpp jëlee ko ci réew mi te loolu xam nañ ne Sénégal réew mu néew doole la jàppuñ ne mën na nekk est-ce que loolu tam loolu muy prôné est-ce que nga jàpp na bu yoroon réew mi war na mën a nekk. dama lay jox ay exemple rek Malaisie defu ko Mahathir waxul les institutions de Bretton Woods bi mu defaree plan de développement ba pare FMI Banque mondiale ñëw ne ko plan bi baaxul mën na leen jërëjëf mais bàyyi leen ma may essayer tey Malaisie nekkul di dimbale Sénégal Rwanda lan la def am fulla ba changer sax langue nationale langue officielle am bay làkk anglais terewul Rwanda la jël imposé ko mu jiite francophonie njiit da ngay am fulla gëm sa bopp wóolu sa bopp mais mënoo nekk al toppe ba pare bëgg yow ñu jox la yenn cër yi ñu la war a jox loolu moom mooy véritable problème bi gis nga président Ousmane Sonko waxul ne bu ñëwee rek day barricade Sénégal et que lépp ñun Sénégal ñoo koy def déedéet dañu ne sama bopp ma la gënal du bañ naa la lépp lu ma mën a def ci réew mi loo xam ne sénégalais mën na ko def sénégalais laa koy jox waaye dinaa jàppale sama secteur ba ñuy dem di compétir ci sous-région bi sama ay champions nationaux waaye tamit su étranger yi waree ñëw entreprise étrangère wala implanté wu Sénégal mais dinaa teg ay normes yoo xamante ne nii Sénégal da ciy gis boppam waaye duñ ñëw rek tonni dem te loolu ma lay fàttali rek ci mbas mi wanewaat na ko nga ne commerçant yëpp tëj leen seen ay boutique Auchan ubbil Outil ubbil maanaam les grandes surfaces yi nga xam ne françaises ak hypermarché exclusif nga bàyyi leen ñoom ñu ubbi di jaay. nit ñi di buuxante ji xëy na ñoo gën a organiser que peut-être marché. lu tax moom organiser wul secteur informel ay EDK ñoom nekkuñ fi di góorgóorlu di ubbi seen ay supermarché lu tax organiser ko bi ko patronat bi waxee lan la leen wax ba vous avez intérêt à vous préparer parce que les autres vont venir les Marocains vont venir le truc balaa ngay libérer yow sa économie sa ay secteur informel sa secteur agricole ainsi de suite mais dëgëral leen ba pare tëju Maroc noonu la def pays yi am fula yëpp noonu la ñuy def mais encore une fois voilà un monsieur qui gouverne contre les intérêts de son peuple pour un autre peuple. d'accord El Malick li ñu mayoon si waxtu daanaka jeex na ñu bala rek nga tàggoo ak mbokk yi. waaw affaire yi xaw na gaaw xam na yeneen question yoo xam ne waroon nañ ko aborder ndax waxuñ ci décret bi le fameux décret. le fameux décret waaw c'est vrai mais bon malheureusement. nga xam ne mais xam naa ci yeneen jamono. mais loolu yëpp day wane ne rek nguur gu los gombaanu la ñu am nguur goo xamante ne nii kenn xamul maanaam ñoom xamatuñ sax fu ñu jëm fi mu ne nii cacophonie dañuy tâtonner. ñii ñaan yàlla nag mu walbati seen xel ba nga xam ne dinañ ñu fi bàyyi réew mu tane ndax wax dëgg yàlla amuñ yaakaar ci ñoom di jaajëfal sénégalais yëpp di leen wax ñu continuer respecter les mesures barrières di leen wax aussi ñu continuer di ñaan yàlla jëlee ñu fi mbas mi waaye bu ko fi jëlee tamit ñaan ba du économie bi jógaat xam naa ne du yomb santé bi jógaat social bi jógaat waaye tamit di jaajëfal di réconforter di remercier di sargal personnel santé bi nga xam ne ñoom tey mën naa ne lépp loo xamante ne nii bu mbas mi bu ñu sonalu torop yàlla ak ñoom la mais du ñem a xam. jërëjëf du ñi nga xam ñu ngi lay gërëm vraiment di la sant bu baax si dalal bi ñu dalaloon si parti si siège parti bi di Pastef doon am mbégte vraiment si waxtaan bi ñu seq ak yow mbokk yi doon seetaan Leral TV Leral.net loolu moo nekkoon seen émission jokkoo ñu doon dalal tey El Malick nekk secrétaire national communication bu Pastef ñu leen di jox dig daje ba yeneen jëmmi jamono jërë ngeen jëf. di bokk si loo xam ne jaadu c'est illégal. Je m'engage à n'exercer qu'un mandat de 5 ans. De Senghor à Abdou Diouf, Ablaye Wade en passant à Macky Sall, tous les leaders ont fait du wax